mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene koo jukki bokk na si train express régional saxaar si nar a tàmbalee daw ci raay bi laata njeexitalu weeruk février atum 2021 koppar ya ñu ci dugal nag rombul junni milliard kàddu ko joni bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllum dem beeg dikk bi maître Omar Youm addu itam ci dogal yi nga xamante ne jëloon nañ ko jagleel ko dem beeg dikk bi ci mbasum coronavirus bi laata sax ñu koy yëkkati jamono ji moom maître Omar Youm moo ne woon ganuk matinal Tok Tok Sénégal. Magal Touba atum 2020 ñu ngi ci wàccaay li ca dëkk Xaadimu Rasul Baye Fall yafa tàmbali liggéey bi setal dëkk ba seen mbébét nag di Touba doon gox gu set ci diir ak li nga xamante ne moo di gannaaw Magal Touba atum 2020. ponk gu mujj ci jotaay gi daañu ànd ak Baba Ndiaye ni ñu koy defee altine tey yemoo ko ñaar fukki fan ak benn ci weeruk février ci weeruk septembre atum 2020 mbokki bisimila ci jotaay njolloor si. Magal Touba atum 2020 weeruk octobre lañu ko jàpp juróom-benni fan ci weeruk octobre bi ci weeruk septembre bi ñu ne Baye Fall ya fa nag ñoom ñu ngi ci wàccaay lii jamono ji nag ñuy amal setal dëkk gu sell ga dëkkuk Serigne Touba Xaadimu Rasul seen mbébét nag moo di Touba doon gox goo xamante ne gox gu set la ci diir waaye tam ci gannaaw Magal Touba atum 2020 Gora Ndack Lo moo ñu teewal ca Bawal ñu teewlu ko. ñu amal benn opération de nettoyage ci Touba ngir gën a yanjal dëkk bu sell bile ñooñee di taalibey Baye Fall yi ginnaaw ba ndigal jóge ci Serigne Cheikh Jumbo Fall di xalifa général kulu Baye Fall mi am xemmemteefu tàggaleek mbalit dëkk bu sell bi mu di ndigal bu Serigne Moustapha Fallilou Fall yee salaata ñu di ko waajal ren ba déwén nga fexe ba bokkoo ci liggéey bii Serigne bi nee na kooko daal murid bu mu dal bu jortee ne amul gàcce dafa xamewul gàcce rek waaye sëriñ bi ne loolu murid yi gàcce gu mag a mag a mag la gu rëy la kon sëriñ bi nee na yéen ñi nga xam ni da ngeen a bëgg a jàppale sëriñ bi jël ay kàddoom tasaare ko nag ci réew mi ñëpp ba ci bitim réew sëriñ bi ne lu ngeen defoon nag lu dul loolu sëriñ bi nee na kon du wax ak yéen de sëriñ bi nee na li tax mu wax daal baatum ndigal bii ñu amul lu dul moom ku leen ko mën a jàllaleel ba àdduna sépp jot ci noo dikke rek ca xaraamul ànd nañ ca ak yow. mu di ndigal bu taalibey Baye Fall yi takku taxaw ngir jëfe lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci waa jile. ku mucc ci nga mucce ku leneen dalit ci la dal ndax bu ñu xoolee ki nga xamante ni fii tey mooy Iblis lànk ndigal moo ko yóbbee li ko dal Baye Fall nag moom dafa nangu ndigal saa bu ndigal jógee Baye Fall day jóg. amatuñu yendal amatuñu fanaanal sëñ bi def na communiqué takk na ay rajo di wër ba gis ngeen marché bi annoncé nañ ñi nga xam ni ñoom ñëwuñu ci mbale mi dañ leen a wax ne leen li laa war a suuli kon nañ leen may ba ñu bale ba pare Baye Fall yi moom li fii dëkk bi setut duñu bàyyi. ci Touba donte taw yu metti wadd na ci dëkk bu sell bile loolee taxul ñii di taalibe yi takku taxaw ngir jëmmal xememteefu sëriñ bi donte yenn jafe-jafe ñu ngi koy jànkonteel. mbale mi nag métti na lan moo tax nawet bi gis ngeen taataa yi ni mu mel barab yoo xam ne dañ ko waroon a bale yi nga xamante ni fii sareet yi mën nañ fa dugg ñu ngi dem di duy suuf di ko sëkk di ko bale kon loolu mooy li nga xamante ni fii rek mooy ndigal li Baye Fall moom saa bu ndigal jotee moomatul boppam. ci wàccaayu ku màggalu Touba gi des lu yees ñaaru ay bés tax opération set setal bi ñuy amal ci dëkk bu sell bi di woy donte sabab ba du leen lu dul fexe ba taaral dëkk bi ngir màggalu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar gu mucc ayib. Gora Ndack Lo ku ne màggal Touba xel yi dem ci safar ak nañu ko doon màggale atum ren nag anam bi nga xamante ne moom la ñuy màggale li di safar wuuteeg lool nañu ko daan defee la ko sabab nag di mbasum coronavirus ak ndigal bi nga xamante ne moom moo bawoo ci xalif général Mouride ca jumaay Masalikul Jinaan dem nañu nemmeeku ji taalibe Mouride yi nga xamante ne ñoom ñoo fa doon màggal li di safar atum ren nag ñu xam ne njàngum alxuraan waaye tam njàngum xasida
Serigne Touba Khadim Rasoul la ñu fay amal waaye nag mbooloo ya ñu fa daan nemmeeku mu ne su ko gis ci atum ren Aminata Ba reportage. Juma Masalikul Jinaan taalibe murit yi di amal ren gi safar bi ci beneen anam. murit daana nekk ci wàccaay yoo xamante ne macha allah di waajal màggal ko Sëñ Bàmba gi waaye ku nekk xam na ne mbas mi moo waral lu ci bëri am ay gàllankoor taxawaguñ ci nag parce que ndigal li moom moo di fi mu nekk nii moom màggal gi rek waaye safar maanaam di Dakar moom yaakaar naa déggaguma ndigal li bokk. waaw safar bi moom chaque jour ci kàttanu yàlla saa bu nu yeewoo rek fas yéene na noo wàcceb kaamir noonu la ñu koy jàppee ba màggal gi ñëw ñuy jàng ay xasida ak salaatu ala nabi démb rek ñu ngi def fii premier safar doon fi màggal safar bi waaye dañu topp misir yi li nga xam ne mooy barrière yi. ñoom nag jël nañ bépp matuwaay buy tax rek mbas mi di coronavirus du fa lawee. maanaam bërëb bi depuis bi nga xamante ne feebar bi am na bañ am ndigalu war a ubbiwaat bërëb bi li sëriñ bi santaane woon ci képp koo xam ne da ngay ñëw ci jumaa ji ci takk masque yi raxasu yi ak def sel yi loolu moom bërëb bi naka jekk mi ngi ci ak di mayante ay diggante ci suñu diggante ak mboolem seen koo xam ne yaay ñëw ci bërëb bi ci maanaam ndaje képp koo xam ne ñëw nga ci bërëb bi dinañ la defal nga raxasu bu fekkee ne da nga yittewoo sel yi ñu defal la gel waaye it képp koo xam ne ñëw nga fi te takkoo masque dinañ la jox masque képp koo xam ne ñëw nga fi te wàcc sa wala masque bi sax da nga ko yori sa loxo yu mel ne dinañ sàkku ci yow nga def ko ndax loolu mooy ndigalu sëriñ bi te bërëb bi ci noonu la mos a tënku di doxee. soxna si ñu fekk ci bile bërëb moom nag fii la fas yéene amal safar ren gii. safar bi de incha allah fas yéene nañ ñëw fi de daaw moom fekkewuñu woon fii nii moo tax fi ñu nekkoon rek lañ ko doon safaree macha allah mu jaaroon ci yoon ren aussi ñu ngi ñaan yàlla def ci xéewal comme d'habitude mu continuer ci lancé bi mu daan jël yeneen année yi incha allah dinañ fi jéem a teew luñ fi mën xanaa di jàng alxuraan jàng xasida bernde voilà comme d'habitude daal ni ñu ko sëñ bi digalee rek noonu lañ koy defee incha allah. mbas mi di coronavirus tax niñ doon waajali màggalu Tuuba ren gi wuute lool taalibe murit yi jamono ji ñuy xaar ndigal bu jóge ci xalif général des mourides ngir rek ñu mën a door seeni activité comme niñ ko doon defee at yi weesu. Aminata Ba ñaari junni nag la ñuy xaarandi ca dëkkuk Serigne Touba Khadimu Rasoul soxna Aïda Diallo nag dem fële ca réewuk Mali ngir rek daal di wëyal jëf bi nga xamante ne Cheikh Béthio Thioune daal na ko amal ci jamono ja màggal Touba mu di nag porox ndool ngir ñu daal di màggal foofee nag ca Mali bés bu njëkk ci safara ay berndeel ñu jagleel ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca fora bu Ñamana nekk ca pegguk pays réew bu Mali di Bamako El Hadj Ndour ak Khalifa Diakhaté. daral bu Ñamana ci yoonu Ségou booy génn Bamako péyum réew Mali at mi bernde yi ndono bu fi Serigne Saliou Mbacké bàyyi dal dinay jéggi frontière yu Sénégal ci bés bu jëkk ci weeru safar. soxna Aïda Diallo donte fekk ko ci réew mi daal dinay feddali cant gi niki ni ko sangam doon borom këram Cheikh Béthio Thioune daan defee ci ndigalu Serigne Saliou Mbacké ay kilomètres ngir feddali taxawaayu cheikh bi taxawaay bu dafa uyu ci bëggu-bëggu Serigne Touba ngir sant boromam subhanahu wa taala. ku gis lii xam ne mbirum Serigne Touba rek la lim bi nag fi mu nekk nii ñu ngi tàmbali ci yëpp camion yi tàmbali nañoo chargé camion yi ndax camion yi ku ne xam na ne diggante Mali gi ñu ne ak feefa Touba ab diir la ab diggante la moo tax dañuy seet lim boo xam ne dana dëppoog camion bi ba nga xam ne du sonal nag yi ba ñuy àgg Touba ak jàmm ak salaam. mooy tey kese 2000 lañu bëggoon chargé waaye xamaguma ñaata lay jënd nag en tout cas daal nee na pareegul xaajul pare. lu ëpp ñaari junniy jur bàyyi ko Mali dëgmal Touba ngir waajal màggal gi fanweeri camion ak ñeent bàyyi ko nañu Ñamana muy xaaj bu njëkk bi ñu leen di xaar ci Touba.
Train express régional saxaar si daañu ko jébbal fi lekk njeexitalu weeruk février atum 2021 mu di xibaar boo xam ne mi ngi bawoo ci jawriñ bi nga xam ne moom la ñu denk wàllum dem beek dikk bi maître Omar Youm xam ne itam ne koppar ya ñu ca dugal rombul junni milliards ci suñuy koppar maître Omar Youm àdduna itam ci dogal yi nga xamante ne yëkkati nañ ko ci dem beek dikk bi gannaaw nag ba ñu ko jëloon bi mbasum coronavirus duggee ci réewuk Sénégal ba tey maître Omar Youm gan la woon ci matinal bu ITV Tok Tok Sénégal ñu teewlu si mi gi Maram Ndiaye. daanaka semaine ngi ñu mayaat ñu yëngat si wàllu dem beek dikk bi ñu yabaat seeni oto ba mu fees mu mel ni que rek barrière yu nekkoon si bis yi daaneel nañu ko waaye jëwriñ bi yor wàllu dem beek dikk bi di maître Omar Youm nee na nag du lu waay neex def. nee nañ leen d'abord boo yëpp da nga war a yëpp li nekk si licence su oto bi. su dee sa licence 50 moo si nekk mënoo dépasser 50 bu dee sa licence 90 moo si nekk waroo dépasser 90 mais mieux nee nañ leen ak nu mu mënti demee oto yi moom bu ñu koy yebit dañu war a bàyyi ba flexibilité dispositif de fermeture d'ouverture bi dafa war a nekk lu jàppandal c'est-à-dire waruñu def oto yi ba mu fees nit ñi nekk ci ay marchepied nangam loolu moom amul fenn te kenn du ko d'accord loolu nag du suñu cër loolu ñi nga xam ne ñooy contrôler oto yi ñoom ñoo ko war a contrôler. dañuy des ci dem beek dikk bi waaye bi la yoon ngir am ay xibaar ci li nga xam ne rek moom moo di TER bi ginnaaw ba ñu joxe ay date yoo xam ni suñ ci yegsee TER ba du daw maître Omar Youm bëggatul joxe date waaye ma ngay indi ay leeral fu mbir mi toll. tey ku dem ci gare ferroviaire bi di nga fa fekk ay jeunes yu ñuy recruter nañ 40 conducteurs yóbbu leen France ñu formé wu ba ñoo ñibbisi nañ di former ñeneen ku fa dem di nga gis exercice yi di commencer ñuy recruter ay nit tey on est à plus de 700 personnes qui ont été recrutées yëf yi du caaxaan dëgg la maintenant nag kañ lay commencer li ma wóor mooy décembre bii dina fekk préparatif yëpp pare incha allah li ci des mooy TER bi dafa am courant 25000 volts yoo xam ne ni dañ ko autonomiser mooy téye TER bi courant boobu ñu ngi koy mettre en tension incha allah le 12 octobre te loolu aussi experts yi ñoo ñu koy wax sociétés yi wax ñu ko bu ñu defee loolu ba affaire bi essayage bi commencé entre octobre novembre décembre janvier normalement li ci des nag décision président de la république la parce que moom nag la ñu fal pour mu naan de commencer leen bés bi arrêter leen bés bi. ci koppar yi nga xam ne nag moom lañ ci dugal ba tey ji moom mooy jur coow fii si mim réew moom maître Omar Youm di wax ni ñaari phase yépp suñu ko boolee moom mooy doon junni milliards. mais tey ñi di wax ay 1000 milliards ci première phase bi loolu amul. TER bi dépassé wul 700 milliards de francs CFA première phase ñu ngi négocier la deuxième phase ñu ngi entre 177 milliards 200 milliards. loolu ñu ngi koy waxtaane peut-être que ñaari phase yooyu bu ñu leen boolee ci lay mat 1000 milliards. donc loolu aussi sénégalais war nañ ko xam TER bi matul. première phase bi dépassé wul 1000 milliards. première et deuxième phase bu ñu waxtaanee ba juboo ci lay soog a mat 1000 milliards. laataa ñuy xaar TER boobu nga xam ni def nañ ci junni milliards mu daal di tegu si raay bi jamono ji ñu bëri si askan wi ay jafe-jafe la ñu nekkee ndax li nga xam ne rek moom mooy mbënd mi te it suñ demee si yenn gox yi liggéey yi nga xam ne nguur gi ma ngi ko fay amal bokk na si lu ko waral waaye moom jëwriñ bu ñu dénk wàllu liggéey yeeg dem beek dikk bi jàpp na ni askan wi tamit kenn demul ñu des. mi ngi Maram Ndiaye maître Omar Youm àdduna itam ci coow li nga xamante ne jamono ji moo lëmbee réew ka Sénégal jëm rek ci lii di chef de l'opposition maanaam ki nga xamante ne moo war a jiite ku jëkk politique bi ci réew ka Sénégal moom maître Omar Youm bokk ci secrétariat exécutif bu parti APR la mu jàpp nag moo di ki jër ñaareelu place ci élection présidentielle jongante yi njiitu réew yi ñu génn nag kooke moo war a doon ki jiite ku jëkk politique bi maître Omar Youm ñu teewlu ko ak mi ngi Maram Ndiaye. ça dépend de xam nga dafa am commission politique buy négocier man suma opinion amul solo li waa commission bi di wax moo am solo mais leeral bi man laay indi mooy maanaam ñaar yëpp mën na baax l'essentiel mooy nañu jël benn opposition boo xam ne dafay nekk opposition bu dëgër boo xam ne dañ koy protéger parce que statut de l'opposition mooy lan mooy ay droit am lan mooy ay devoir am lan lañ koy jumtukaay yan lañ ko war a jox nan la war a defee action d'opposition bi loolu mooy statut bi mais man suñu statut fii Sénégal laa wax est-ce que ñun kuy jiite opposition bi parlementaire la war a doon wala. pour man suñu régime dafa nekk semi présidentiel loolu la constitutionnaliste yëpp wax maanaam dafa am ci lu mu laal ci présidentiel am ci lu mu laal ci parlementaire mais léegi tey depuis réforme 2019 bi nga xam ne nañ poste premier ministre. nga xam ne assemblée mënatul def motion de censure ci président. ci gouvernement président mënatul tas assemblée. dañuy tendre léegi presque vers un régime plus présidentiel que parlementaire. donc pour man opposition chef de l'opposition dafa war a nekk ci ki nga xam ne mooy topp ci ginnaaw
président de la République gannaaw bu ñu jongantee ci élection présidentielle. lu ci mënti nekk mooy man li ma gëm mooy démocratie dafa war a ànd ak opposition. sinon nekkatul démocratie. démocratie dafa war a ànd ak ku nekk di wax sa xalaat. ñun aussi régime libéral lañu. régime libéral li ko sos dëgg mooy liberté d'expression ak protection des droits des individus. loolu aussi lu am solo la man li ma gëm. mooy opposition dañ ko war a déglu dañ ko war a dooleel dañ ko war a di ko taatagal parce que opposition mooy alternative politique ñun opposition lañ nekkoon tey ñu ngi ci pouvoir bi suba peut-être dañuy dellu opposition donc opposition ku koy sàggane ci démocratie mooy yaa ngi sàggane ci démocratie. gannaaw politique ñu wax ci njàng ak njàngale ak résultat bac yi nga xamante ne résultat bac atum 2020 année scolaire ba atum 2020 xam ngeen ko ndax ni mu demee ak mbasum coronavirus gannaaw nag ba ñu dakkale njàng ak njàngale bi tàmbaliwaat ko ndongo yi amal seenu examen atum 2020 résultat yi génnee ci yooyu les examen rawatina baccalauréat ba xam résultat yu baax la am déet loole nag la ñu daal di waxtaanee ci seenu matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop gannaaw gi. kenn ci gan yi daal na yi àddu docteur Ibrahima Sakho jàngalekat la nekk itam gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru kàddu yi la denk Sofia Ba. ren ñëpp nee nañu ni résultat yi xaw na baax buñ ko comparé ak résultat yu année yi jàll loolu nag li ko sabab mooy que malgré pandémie bi ñu reprendre bi ñu tàmbaliwaatee njàng ñëpp dañoo mobiliser wu ci école bi ci école yi yëpp aussi. mu am ay équipement yu minimal yi nga xam ni bon dina tax élèves yi mën a toog ci école bi mooy ay toilettes ak ndox ñu taxaw aussi que effectifs yi barituñu mu nekk ay 20 élèves par classe et puis école yi aussi amul woon yeneen élèves yi ñëwuñu woon donc day militer ci benn atmosphère apaisée pour ñu mën a vraiment concentrer wu mën a jàng donc yooyu yëpp dafa nekk li nga xam ni ay constat la yu ñu def yi nga xam ni day militer à la faveur de bons résultats. li ñu war a njëkk xool pour man mooy ñaari mbir benn mbir bi mooy que nañu xool ndax école bi suñu société soxla ndax boobu la ñu am wala amuñu ko et à mon avis mooy que amaguñ ko parce que am na ba léegi ay parents yi nga xam ni duñu sawar si yóbbu seen doom yi école. am nañu ñu ngi différencier école coranique ak école française loolu yëpp ci offre éducative la jot na ñu tabax benn école sénégalaise bi nga xam ni école nationale la lépp loo bëgg jàng di nga ko fekk ci biir loolu booy benn aspect beneen aspect bi que ñu ngi waxu approche par compétence ñëpp ñu bari di ko wax ñu comme tàmbali réforme bi depuis 2009 ba léegi amul benn évaluation bi ñu ci def war nañ ko évaluer war nañ ko xayma xool lan moo ci baax lan moo ci baaxul lan moo tax enseignants yi amaguñu moyens yi nga xam ni da leen permettre ñu mën a appliquer réellement approche boobu. Amadou Sow moom itam jàngalekat la nekk gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru àdduna itam ci résultat bac yi atum 2020 ak mbas mi njeexital yi nga xamante ne am na ko ci njàng ak njàngale la mu jàpp nag moo di résultat yi nag mun nañ te teg loxo kon résultat yi kon nag yooyu le njàng ak njàngale ci réew ka Sénégal gannaaw mbas mi ak gannaaw année scolaire bu atum 2019 atum 2020 faw rek ñu jooyantiwaat wàllum njàng ak njàngale ci réew ka Sénégal gan la woon itam ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop gannaaw gi la dénk ay kàddu Sofia Ba. li ma gisee résultat wu bac année bi c'est que am na amélioration c'est-à-dire am na tan par rapport ak année yi passé mën nañ ne du mat fukki at déjà résultat yi pour mu dépasser 30% bëriwul donc pratiquement du egg 40%. ba 2019 cette année 2020 ñu ngi xaar 50% environ c'est pas encore confirmé parce que dina xaw a jël temps tuuti évidemment mais mën nañ ne amélioration bi boo ko comparé ak les années précédentes donc bari na donc mën nañ wax ne par rapport aux années précédentes résultats yi baax na année bi mais li tax ba nit ñi di ci gën a wax wala mu xaw leen mel ni lu leen bett parce que 50% wala 49% en réalité bariwul mais c'est par rapport aux années passées moom moo tax ñu naan dafa bari mais surtout aussi dañ doon xaar résultats yi gën a bon année yi passées
mais demeewul noonu au contraire résultat yi dafa gën a baax. laaj na aussi ay études sérieuses yi nga xamante ne moom mooy tax ñu mën a déterminer les causes. wérgu yaram mbasum coronavirus tolluwaay bi ci réewuk Sénégal amul benn doomi aadama boo xam ne yokku na tey ci lim gi nga xam ne ñoo faatu ci mbas mi bu mu duggee ci réewuk Sénégal ba tey 200 ñoo ci jot a génn àdduna ci bésub tey nag test yañ jot a amal ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak ñeent ñoo ci daal di génn amee feebar bi ñu mun caa limaale juróom-ñeent yoo xamante ne ay cas communautaire lañu ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci ne ci sauvetage ci bésub tey itam téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo yokk ci lim gi nga xamante ne ñoom ñoo wér ci bile doomu jàngoro di coronavirus. gannaaw coronavirus ñu waxtaanee mbënn mi nga xamante ne solon na ay gox yu bëri ci réewuk Sénégal ca Sédhiou ay entreprise yu doomu réewuk Chine ñoo ñëw wàllu si askan gi nga xam ne ñoom ñoo fay dund ci jamono jafe-jafe li di mbënn mi daal di leen taxaw lu jëm ci wàllub dund askan googee nag dund gi ñu joxoon ko ñi jiite bokk moomeel gi démb nag ci dibeer gi jot nañaa séddale ñi nga xamante ne ñoom ñoo yelloo boobule dund loolee nag ñu amal ko ci teewaayu wala bokk ci njiitalu meeru dëkk ba Abdoulaye Diop nekk itam jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum aada ak cosaan ci réewuk Sénégal ñu teewlu ko ci micro Ousmane Demba. xam ngeen ne depuis mbas bi am ak inondation yu am ñëpp gis nañu taxawaayu président de la République ak gouvernement bi yëpp ci yëpp fànna pour ñëw soulager jàppale suñu population tey su fekkee ne entreprise chinoise yoo xam ne ñu ngi fii ñoom tam pour compléter action gouvernementale boobu ñu ciblé ay localités pour mun a indi seen jàppale loolu rafetlu la loolu maa ngi rafetlu loolu maa ngi leen di remercier entreprise yooyu tey si Sédhiou fii ñu indil ñu depuis ñu def Ziguinchor ba pare indil ñu 1800 sacs de riz indil ñu 700 bouteilles d'huile indil ñu 2500 boissons indil ñu ay tonnes de poisson ak 4000 masques loolu lu may rafetlu en tout cas maa ngi leen di féliciter maa ngi leen di remercier maa ngi mastawu tam ñëpp si moment bu ñu nekk nii di leen nuyu tam nuyu président de la République président du Sénégal ak nuyu gouvernement bi yëpp jërëjëf. ci réew xibaar yi benn ponk la réew ko Côte d'Ivoire la ñuy waxtaanee ak ki nga xamante ne moo di Henri Konan Bédié bokk nag ci mbër yi nga xamante ne ñoom ñoo samp seen dënd ci jongante politique ñeel élection présidentielle ci réew ko Côte d'Ivoire démb nag ci dibeer gi la woo askan gafa ngir rek ñu daal di taxaw temb wone seen ñàkk ànd ci candidature bu Alassane Dramane Ouattara moom mi nga xam ne nag jamono ji moom moo fay njiitu réew bu ñu sukkandikoo nag ci Henri Konan Bédié Alassane Dramane Ouattara nag candidature am dafa di loo xamante ne jaay doole la ci kaw askan ngay yeewoo ci réew Côte d'Ivoire Henri Konan Bédié at yi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn moom itam candidat la bokk ci parti bi di parti PDCI moom nag kenn la ci ñetti candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kujjek politique bi te ñu nangul leen seen candidature ci jongante politique foofee nag ci réew Côte d'Ivoire ñu fàttali ne ñeent fukki candidat ñoom nag lankal nañ leen seen sampu ndënd bokk na ci nag ki nga xamante ne moo fa nekkoon njiit réew di nag ki nga xam ne moo jiite woon foofee nag di réew Côte d'Ivoire di Laurent Gbagbo ak itam Charles Blé Goudé ñu fàttali itam ne réew Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara moom nag jamono ji dañoo xam ne constitution bi coppite yéen ci amal ci atum 2016 moo ko may mu sampaat ndëndam ci jongante politique foofee nag ci réew Côte d'Ivoire ñu fàttali itam ne gouvernement ba dafa daal di tere bépp manifester foofee nag ci réew ma filek fanweeri fan ci weeru septembre atum 2020 ñu dellusiwaat ci réewuk Sénégal gannaaw Côte d'Ivoire yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si Baba Ndiaye li yéene kaay yi xëy fasal tey mbaa yéene nga ca njiitu réew Macky Sall ma nga woon ca Siin ak ca Saalum ak ca Ndukumaan ngir xool baykat yi nañu taxawee rawatina mën yu nga xam ne moo ne fax ci réewum Sénégal waaye nag demam ca Siin ak ca Saalum dafa mel ni kon mbir yi démb ak barki démb foo sànni mbàtt mu takk dale ko ca Njaaxaar ba ci Saaru Dia jaare ko ca Fatick ca Sokone naka noonu Toubacouta moom njiitu réew Macky Sall démb daanaka askan wi fu ne lañu ko génnee dëkk ngir seedu ko laas ne tukkim njiitu réew Macky Sall ci biir réew mi ci jamonoy mbas mi daanaka seddul ndax lépp luy mesure bàyyi ko ci kër docteur askan wi dañ ko taxañ ba mu nekk sànni ko ci seen wa maanaam ci ko gàttal
kenn tënku ci La Tribune njiitu réew Macky Sall tournée économique la amoon ci biir réew mi ca Fatick ca Kaolack ak ca Kaffrine waaye daal mbir mi mobilisation gu rëy lañ ci demeeku te lépp luy diggee bàyyi ko ci kër docteur askan wi yëpp kenn tënku ci Vox Populi nañu mbir mi ci kilifa APR lañu tàmbalee jëm ci militant yi maanaam daal ci ko gàttal ñoom ñëpp kenn tënkuwul ci mesure barrières yi donte mbas mi ba tey mu ngi ci réewum Sénégal Vox Populi nañu kilifa APR dañoo jëfee ndigalu njiitu réew Macky Sall ba noppi défier Covid-19 di mbas mi ci Sénégal ndax lépp di tere jëm ci réew mi moo xam dajaloo yeeg mesure barrières yi lépp lañu taxañ ba mu jekk sànni ci mbalit ma Le Soleil ne njiitu réew Macky Sall programme bu yees peq la fas yéene samp ci réewum Sénégal loolee nag xëy te fa mooy suqali bu baax mbay mi ci réew mi critique ne moom njiitu réew Macky Sall ñetti fan a ngi fanaanul këram ma nga woon ci biir réew mi di xoole ki gëtam tolluwaayu mbënd mi ak mbay mi ci Sénégal ba mu ci jógee nag moom njiitu réew Macky Sall ne am na yaakaar ni ëllëgu mbay bi ci Sénégal dina doon lu mucc ayib enquête ne mbir mi compliqué na de donte plan Orsec xandal nañ ko ci biir réew mi mbënd mi ba tey ma ngay dees ci këru askan wi maanaam ci kaw gàttal ñu loru ci mbënd mi ba tey ñu ngi dund ak ndox mi te moom njiitu réew Macky Sall lenn kootu la yaakaar mooy ngacc ndox mi pompe ko mu tàggale ko askan wi dëkk ak moom enquête yamu ca ndaxte nee na ca Bakel dex gi moo fees dell ba dem ci tool yi yàqati ko ñeneen ñu nekk ci jafe-jafe nag dëgg ci réew mi mooy waa Matam te yaakaaruñu kenn ku leen ci génee ku dul Aliou Ngouille Ndiaye mi ñu dénk wàllu biir réew mi kaaraange gi Monseigneur André Gueye ci enquête quotidien ni wooteeg wàllu jëm ci kilifay réew mi ngir ñu wàllu askan wi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci jafe-jafe gu tar ak mbënd mi ci Sénégal Le Quotidien ne njiitu réew Macky Sall tournée nationale la doon amal ci biir réew mi maanaam ci ko gàttal fu ne moom njiitu réew mi nee na fa Dame Dramé te nag mbir mi boo xoolee campagne dëgg la gën a nduróol te fu ne fu mu dem moom njiitu réew Macky Sall def na fay digge yu tooy xepp sursaane askan wi kay ñoo ci dee te firnde li mooy cortège bi nga xam ne moo gunge njiitu réew Macky Sall ci bi muy doxante ci biir réewum Sénégal ndax ay fëkk nit fu ne la ñu bàyyi ko dikk ci cortège bi gunge ko moom njiitu réew Macky Sall kon loolee mooy firnde ni koppar gu bëri génn na ci tournéem gi mu amal ci biir réew mi coowal ñetteelu mandat moo joleete ci biir réew mi bu na sukkandikoo ci Sud Quotidien yëglekaay bi ne en tout cas mbir maa ngay gën a yaatu di gën a daj te bi la yoon nag njiitu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aymérou Gningue moo laq daay gi yëglekaay bi ne njiitu réew Macky Sall nag ñu koy xalal yoon wu jëm ci ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal critique ne assemblée nationale pencum ndaw réew ma nag fa la tàmbale te yoon wi nag njiitu réew Macky Sall fas yéene jaar sens interdit la maanaam ci ko gàttal yoon wi baaxul Aymérou Gningue ci laas ne njiitu réew Macky Sall mën na sampaat ndëndëm ci élection ñu dëgmal ci réew mi ñu jàpp ko atum 2024 te loolee nag dara mënu ko koo tere bu ñu sukkandikoo ci kàddoom moom njiitu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ne nag lu jëm ci coowal ñetteelu mandat moom farankulaay na ndax laaj bi tontu nañ ko bu yàgg La Tribune ne en tout cas daal li am ci réew mi jëm ci ñetteelu mandat bi gàcce la gu rëy jëm ci réew mi te nag député yi seen bopp ñoo ko tàmbale ginnaaw Abdoulaye Matar Diop ginnaaw sëriñ bu Ndakaaru Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar soobu na ci wax ji yëglekaay bi xëy dippee leen ñaari député yi ay violeurs de la loi jëm ci mandat présidentiel bu njiitu réew Macky Sall Thierno Bocoum moo nekkoon ganub membre Ibra Kane ci journée du dimanche ci rajo ak ci ITV moom njiitu AGIT ñu fekk ci critique ni mbënd mi ci réew mi lu ji njaag njiitu réew Macky Sall mooy njaag ndax amul leen loo xam ne def na ko ngir indi saafara ci mbënd mi ci réew mi Thierno Bocoum ne bu dee loolu am na ko nañ ko wax leneen lu mu wax moom àndandoo Idrissa Seck ba woon jëm ci ndogalu njiitu réew Macky Sall def Kër Massar léegi département Thierno Bocoum ne loolee nag ak caaxaan la ndax yite yi feneen la nekk Dame Amar ak i gaayam ñoo nekk ci xër bu njëkk Les Échos yëglekaay bi nenu ci nu jëm ci mbiru Iba Thiam ñoom gaay yi ciy tudd mucc nañu nag ci chambre criminelle gañ leen waroon a atte libération ne musiba dëgg nag moom ci internat bu mbaaw ndax directeur internat ba moo fa doon gën ak benn xale bu jigéen woo xam ne fukki at ak juróom la maanaam ci ko gàttal alalu procureur la wala boog mineur la yëglekaay bi ne waa ji nag doroon fóonanteeg xale bu jigéen boobee te lu ne jot na ko def La Tribune ne musiba dëgg moom ca Joal benn sàcc la ñu jàpp flagrant délit waa ji ko jàpp mu jëli paaka jamate ko ba waa ji fa la jaaree ñàkk ba kanam mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk suñu yaa programme jotaayu njolloor si kon fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf